mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen ànd bi ngeen ànd ak seen télévision régionale Prestige TV bokk na la gën a fës ci xabaar ya kuréel gi nga xamante ne ni moo teewal Sénégal ca France ñu koy wax Caridad moom naka may na ay jumtukaay ci wàllu wér-gi-yaram hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. ginnaaw bi ñu tëjee marché yi ci dibéer bu jot kii di gouverneur doxantu na fa ngir xool setal bi fa waa service d'hygiène di amal kii di Thierno Bocoum di jëwriñu parti Agir dox na doxu mbokk ca Mbourkat ginnaaw bi ñu daanelee seeni kër ngir dëfal leen xibaaru bitim réew yi ak tàggat yaram ñooy doon njeexitalu xibaar yi nes tuut ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi. jërë ngeen jëf mbokk yi mbas mi di coronavirus mu ngay wéy di lëmbe Sénégal tey ji nag ci altine ji am nañu lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci doomu aadama yu am doomu jàngoro bi juróom-ñaari doomu aadama nag ñàkk nañu seen bakkan leeral ak docteur Ousmane Gueye. ministère bu ñuy dënk wér-gu-yaram askan bi jot na résultat examen virologique ñi ñuy waaj a lim ci ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. test yu ñuy def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ci positif maanaam téeméer ak fukk ak benn cas contact mooy ñi jotoon a jaxasoo ak ñi amewoon doomu jàngoro bi ñaari cas importé bàyyeekoo ci aéroport international Blaise Diagne téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoom ñoo amee doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ñi leen naan cas communautaire wala transmission communautaire ci ñooñu fukk ak ñett lañ nemmeeku ca Ndar Saint-Louis juróom-ñeent ca Thiès juróom-ñett ca Maris juróom-ñaar ca Rufisque Saly ak Touba juróom-benn ca Mermoz juróom ca Bakel ak Dakar Plateau ñeent ca Kaolack ak Mbour ñett ca Amitié 2 Cambérène Diourbel Liberté 6 Ouakam Ouest Foire Popenguine ak Richard Toll ñaar ca Amitié 1 Benn Tali Cité Fadia Dieuppeul Matam Passy ak Sokone benn ca Almadies Amitié 3 Koki Daara Jaxaaw Diamniadio Fatick Golf Sud Gossas Guinguinéo Gueule Tapée Hamo HLM Grand Médine Kaffrine Kër Massar Kër Momar Sarr Liberté 3 Liberté 5 Mamel Mbacké Mbao Médina Yoro Foulah Mékhé Ngexo Ngor Virage Parcelles Assainies Patte d'Oie Ranérou Rebeuss Sacré-Cœur Sicap Foire Sicap Liberté Tamba Thiadiaye Vélingara Yarax Yeumbeul Yoff zone A ak zone B ñaar téeméer ak juróomi malade ci ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak benn malade ñoo ngi réanimation juróom ñaar malade ñàkk nañ seen bakkan ba su dem ba dibeer ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi ñu des hôpital ñoo ngi tane. waa Caridad nekk fële ca France ñoo daal di jàppale hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène lu jëm ci ay jumtukaay ngir wér-gu-yaram kii di Yankhoba Diattara naka ma ngay rafetlu mbir moomule te itam di ñaax askan wi ngir ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ni moo di mbas mi. cérémonie bi ñu daje bi ñuy réunir tey cérémonie remise la bu matériel médical ñu koy jébbal directeur hôpital bi nga xam ni sa la fa def suñ benn partenaire bu nekk France Caridad te suñ benn rakk jiite ko. donc moo ko defaat naa ni defaat ndax ko yàlla dogal na daaw ci mois de mars donc ci la ñu defoon première cérémonie de remise de matériel médical bu jóge ci Caridad te matériel boobu comme ni ngeen ko téye woon daaw à peu près nombre lal yu mel nii la woon 80 lal xaw ma 90 aussi mais également 12 000 masques mooy les premiers masques yi nga xam ni FFP2 yi nga xam ni ñoom lañ gën a prisé ci àdduna bi donc mu joxoon ñu ko te yàlla fa dogal comme ni mu ko waxee sànq
ba may woo di ma defal vidéo naan ma grand frère maa ngi lay yónnee 12000 masques temps yooyu dañ doon la wax pandémie bi rek en Chine egseegul woon Sénégal bi conteneur bi nekkee ci diggu géej gi mën naa ni ci la pandémie bi egg moo tax Thiès bokk na ci première région yi am masque yooyu te defe naa Sénégal yëpp ko gisoon ñëpp ko doon prisé loolu la yàlla dogaloon donc matériel boobu bi ñëwee aussi ñu bokk ak waa personnel médical bi ak force de sécurité yi te defe naa ne amoon na lu am solo lu mu contribuer woon ci le lutte mais surtout personnel de santé bi nga xam ni peut-être période boobu soxla woon nañ tey tamit même matériel bi ñëwaat mu dajee nag ak deuxième vague bi donc muy vague boo xam ni ñun ñëpp war nañ jóg taxawu donc laxasaayu xool nan la ñuy def ba arrêté ko ba limité ko ndax nii mu jëmee kanam defe naa ni war na tiital ñëpp kon war nañu xoolaat suñu taxawaay donc c'est pourquoi c'est l'occasion pour man ma lancer appel pour que demander citoyens yi population wu Thiès yi donc ak Sénégal yëpp ñu gën a xoolaat suñu taxawaay ndax lii mënta wëy kon nañu jël matukaay yi ci war li nga xam ne moom la kilifa réew mi digal ak kilifa yi nga xam ne ñoo yor mbiru santé liñ ci digle nañ leen ko def. Mouhamadou Moustapha Ndaw di gouverneur bu Thiès amaloon na ab doxantu fële ca marché central ngir xool liggéey ba nga xamante ne waa service d'hygiène ña ngi ko fay amal loolee nag nekk contentement bu mag ci moom te itam ma ngay ñaax askan wi ngir ñu gën a taxaw li nga xamante ne moo di mbas mi ñu teewlu ko ci micro Moussa Mbaye ak Mamadou Ndione. dimanche bu nekk nañ nettoyer marché bi comme dañ koy tëj ñu nettoyer marché bi bu ñu paree service d'hygiène pompé loolu lañ bëgg a def si marché yëpp moo lañ bëgg a def sax si gaaru ceer yeeg yooyu. responsable service d'hygiène wax na leen ko sànq li ñu si jublu nag mooy wan nit ñi ne waaw tere ñu ngi leen tere jaay ñu ngi leen teel a wàcc taxaw teel a wàcc mais tamit ñu ngi def dara pour wax dëgg yàlla xeex feebar bi di si waat ñëpp na si xeex boobu commencé si maire yi nañ si gën a dugal seen loxo collectivité territoriale yaay wax sax conseil départemental yi tamit ñu gën see dugal seen loxo di remercier président conseil départemental su ma remercier ministre ba pare dugal na si loxoom déjà tey dugalaat na si loxoom nee nañu ëllëg tamit dina si dugal loxoom kon nag ñu ngi ko si remercier bu baax a baax mais di remercier képp nit koo xam ne mën nga si jàpp si première vague bi ñu bëri ñëw indiloon nañu si jàppale ñëw mais bi yoon des na quand même waaw ñu ngi seen incité nag képp koo xam ne am nga ay moyens mun a jàppale nga ñëw jàppale pour que xeex bi gën a tar mais surtout digal population yi nañ continuer di sàlloo set ak setal suñ ko defee yaakaar naa ne jàngoro ji dina taxaw. kii di meeru Thiès Nord di Lamine Diallo ma ngay am mbégte te di ñaax jaaykat yi ngir ñu gën a farlu ñu daal di koy seetaan. occasion la aussi pour ñu lancer appel à nos populations parce que marché central ku ni Thiès ne marché central donc il y a plus de 50 000 personnes yi nga xam ni dinañ ko fréquenter par jour donc marché bi dayoom bi dafa laajoon tey. C'est vrai que chaque dimanche ñu ngi doon def nettoiement bi mais dafa laajoon tey l'accompagnement de nos agents de service d'hygiène et au passage ñu ngi remercier l'adjudant Touré bi nga xam ne tey ba mu fi nekkee ba léegi gis nañu engagement à nos côtés pour jàppale ñu donc tey loolu lañ nekk du remercier bu baax le gouverneur de la région de Thiès le préfet du département de Thiès le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès xam ni daal mbir mi responsabilité individuelle la te li nga xam ni mooy tax ñu ci mucc rek mooy ñu sàmmanteeg li nga xam ni moom lay tubaab di wax les gestes de barrière donc moo doon kaddu yi dinañ ko continuer nag donc après les marchés tous les lieux de rassemblement bu nekk dans la ville de Thiès incha allah dinañ ci dem. jëwriñ di jiite parti bi nga xamante ne moo di Agir di Thierno Bocoum na demoon na fële ca Mbourkat ngir doxu mbokk waaye tamit bokk naqara ak tiis bi nga xamante ne waa askanu Mbourkat am nañu ko gannaaw ba ñu daanali seeni kër ma ngay ñaan kii di président Macky Sall nag ngir mu daal di taxaw ci mbir moomule nu mu gën a gaawee. waaw suñu teewaay fii comme ni ngeen ko gisee dañ ñëwoon pour. xool ampleur u dégâts yi massawu ñoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk bañ fi ñëwee nag dañu gis loo xam ne daf ñuy yéem d'abord ban façon ñoom lañ mën a taxawee ay doomu aadama yoo xam ne dañoo dëbbal tabax seeni kër ñu mën ko yàqee façon bii ñu ko yàqee ñi si bëri nga xamante ne daanaka avertir wuñ leen yëguñu lu xew. mais li gën a doy waar ci mbir mi mooy man xalaatoon naa ne zone bii nga xamante ne président de la république jot na ci wax ñëpp di ko dégg. xalaatuñu woon ne un jour dinañ ñëw jëlee leen foofu maanaam contraire bi nga xamante ne loolu président wax contraire boobu la ñu gis fii
loolu nag ndax dafay tekki ne dañu bëgg a wax ne président moom su waxee ku ko gëm yaa xam waaye ñun lu ñu neex la ñuy def loolu nag ci démocratie du yoon loolu ci république du yoon loolu ci état droit du yoon moo tax tey ñu ñëw fekk ci leen fii massawu leen bokk ak ñoom xeex bi parce que ay population lañ yoo xamante ne dañ ay néew di doole lañ ñu bëri ci ñoom te liggéey bu ñu nekk di def ba ñu tabax lii pour ñu suturloo ñoom ak seen famille la donc façon bii ñuy humilier population yi façon la boo xamante ne rafetlu wuñ ko loolu moo waral suñu teewaay tey. mbokk yi seen jotaayu politique ci biir xabaar yi Mariam li moo leen koy jàngal. activiste bi di Samba Tall dëkk ci Podor dañ koo jàppoon ginnaaw benn publication bu mu defoon ngir ñaawlu rekk corruption bi nekk ci biir réew mi ci loolu nag Adama Diawara mi nekk coordonnateur parti Pastef bu Thiès Ouest xamle na ni jàpp bi day wone ni rekk liberté d'expression bu amoon ci biir réew mi mu ngi bëgg naax saay. Macky Sall bu mu ñëwee pouvoir ba tey Sénégalais yi nekkatuñ seen jàmm saa su ne régime am dafay xoqatal ñi nga xam ne dañuy wax seen xalaat ci doxalinu réew mi te loolu njëkkewul ci Samba Tall rek Samba Tall moo ci mujj bari na tey ay opposants yoo xam ne ñu ci bëri dafay leen di ger neexal leen xëcc leen ci wetam ñenn ñi mu tiital leen dàq leen génn leen réew mi gàddaayal leen ñi si des mu def leen ci kaso bi ba tax sax population yi dañu dem ba mujj gi ñoom seen bopp doylootuñu parti politique yi syndicats yi nu ñu mujj def mooy ku ci nekk di waxal sa bopp muy l'activisme s'est développé ces dernières années ba nga xam ne ñoo ku ci nekk boo taxee di wax défendre lu intérêt sénégalais Macky Sall dina la jéem a xoqatal kii di Boubacar Seye gis ngeen ko ci lu mu wax ci lu rapport bu leer nañ bu wax ne 2005 ak léegi am na xaalis bu bëri bu dëkk ci biir Sénégal dugg ci biir Sénégal te kenn xamul fu mu dugg moom muy laaj fan la xaalis boobu dugg ñu jàpp ko donc loolu mu nekk lu ñaaw ñu koy ñaawlu waaye ñuy waneen tamit ne ku mel ni Assane Diouf moonte daa saaga rek donte xeebuñu saaga bi tey injustement Assane Diouf mu ngi ci kaso bi kenn jugé wu ko mu nekk recul de l'état de droit bu ñuy dénoncer également ba sax ñi nga xam ne ñoo président ñoo àndoon ñu jàpp ne président ak ñoom bokkuñu gisin ci wàllu 3e mandat bi nga xam ne mi ngi koy bëgg a def ñooñu tey ñooñu ñëpp tey ñu ngi leen di song fu ne di am fu leen mën a galgalee te loolu du lenn lu dul reculu démocratie sénégalaise tey jii Sénégal moo nekkoon seetu démocratie ci Afrique notamment Afrique de l'Ouest waaye tey seetu boobu xaw na nërmelu tey Sénégal ñëpp a ñuy joxoñ baaraam ñëpp a ñuy xoolaat. Saliou Ndiaye nekk acteur de la citoyenneté politique et sociale ak membre itam coordonnateur bu mouvement Y'en a marre moom nee na jàpp yu bëri yi ñuy jàpp activiste yi du lenn rek lu dul bëgg a néewal seen doole te duñ ko nangu. xam nga problème bi daan na am mais duñ ko doon tuddee arrestation mineure ñun ñii man mii di wax ak yow li ñu ma jàpp ci commissariat central mënu ma ko compter ëpp na fukki yoon wala lu ko ëpp depuis 2011 à aujourd'hui mat na 30 fois. mais peut-être dañ leen lay jàpp mettre de aux arrêts pendant 24 heures 48 heures ñu bàyyi la wala suñu daan yóbbu ci procureur daawul suivre li nga xamante ni mooy la police judiciaire moom la bëggoon daan na wax ni kat moom kii deful li nga xamante ni moom lañu koy da koy bàyyi mais suñu demee bi nga xamante ni le parquet mooy li nga xamante ni mooy chambre procureur de la République bi nga xamante ni moo war a protéger les citoyens moom muy dem bay suivre réquisition bi nga xamante ni moom le juge d'instruction yi di wax donc muy le juge d'instruction muy le parquet muy état du Sénégal dañu déggoo ni ñenn ñi lancé dara te jot na tey ñu tey rek mooy que ni tey ñëpp képp ku ne ci loolu war nga mën a tiit te loolu li ñu ko gisee mooy day dem ba ci biir a biir ba ku gis foo xamante ni ñu ngi fay dagg suuf bu leerul ba mu engendré li am burkat da nga naan naa ko bañ a wax ndax su ma ko waxee dañ may jàpp. dafay recevoir collaboration des masses te loolu day maintenir une société dans la précarité dafay maintenir une société dans le sous-développement ba tax na. pour ñun que ça soit les masses les politiciens les activistes ñëpp dañu war a ànd ci xeex loolu ndax suñ ko xeexulee kat intérêt kenn newu ci te suñu réew du jóge ci ay jafe-jafe ñun jàpp nañu ne liy néewal doole activistes yi moom état yi duñ ci jug en tout cas état yi nga xamante ne ñoom jubuñu duñ ci jug mais nag c'est aux activistes de se regrouper de s'organiser de chercher des avocats
de chercher des cabinets d'accompagnement. Nous avons sorti un communiqué conjoint avec 8 organisations de la société civile lépp ngir te taxaw nañu jëlal ko ay avocat ci suñuy consultation sor nañ ci lool pour mën a accompagner xeex bi te suñ ci jógee duñ ko bàyyi danañ dem ba jusqu'au bout. ci loolu nag ñu ngi woo société civile bi ak membre mouvement citoyen yi ci ñu bañ a daw benn yoon ci kanamu nguur gi te itam mën nañu boole seen doole ngir mën a wëyal rek di fësal lépp luy ñaawteef ci réew mi. brigade gendarmerie bu Mbour nag teg na loxo lu toll ci juróom-benni téeméer ak juróom-benni fukk ak juróom kilo ci cocaïne fële ca Ngaparou xibaar yi ñeel biir réew mi ñu ànd ci ak Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak waa brigade bu Mbour teg nañu loxo lu toll ku juróom-benni téeméer ak juróom-ñaari fukk ak juróomi kilo drogue boobee ñu naan cocaïne ca Ngaparou ci weeru décembre bi ñu weesu. comme moom loolee di ab entrepreneur belge. di yëngu ci wàllum BTP defeere nañu ko ca parquet bu Mbour ci semaine bi ñu weesu ki ñu xamlal loolu di Libération Online belge boobu nag tabax na ay résidence ci Dakar ak Petite Côte bi ñeneen ñi nag yoon tegagu leen loxo te ñoom ñëpp ñu dëkk ci biir réew mi couvre-feu bi ñu amaloon ci Dakar ak Thiès jeexalul benn yoonu law bi jàngoro ji coronavirus bi di law ndax junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nit wàll nañ leen ko ci loole juróom-benn fukk ya ñàkk ci seeni bakkan fukk ak ñeent yi ci week-end bi la diggante 18 ak 24 janvier bi ci loole couvre-feu bi wane na taxawaayam ne taxawaay boobee amul benn njariñ ci diwaanu Thiès ak Dakar. Sénégal am na nakar ci génnub àdduna Jean Meissa Diop bokkoon ci ñi taxawal groupe privé Walfadjri moom moomee nag ràññeeku woon nañu ko loolu ci wàllum journaliste nekkoon it directeur de publication wu quotidien bu Walf Grand Place ci wàllum people moom Jean Meissa Diop moomee nag ràññeeku woon nañu ko loolu ci wàllum tàggat journaliste. li yitteel bitim réew ca centre Afrique teg nañu loxo ki nga xamante ne ni moo di Mahamad Sayil Abdel Kani Mamadou Ndione ci yaatal gi. xibaar yi teel bitim réew ñu daal di ko toore nag foofee ca Centrafrique kilifa ya de ya nekk ca bopp nguur ga daal di nañ nag jëbbal koo xam ne ab commandant la bokkoon ci ex-Seleka daal di ko jëbbal démb ci dimanche gi wàllu waa CPI. kookee nag mu ngay wuyoo ci turu Mahamad Sayid Abdel Kani moom nag dañ ko tuumaal ne rek wala dañ ko jiiñ ne dafa def nag crime jëmale ko ci wàllub doomu aadama la jëm nag ci wàllub guerre ak la nga xam ne nag moom de da ko def te yoon da koy tere maanaam def lu defewu ñu jàpp moom nag ci wàllu boppam daal dinañ ko teg loxo ba daal dinañ ko jëbbal CPI ñu fàttali nag moom moo njëkk daal nekk koo xam ne dafa bokkoon ci Seleka koo xam ne nag dañ koo daal di jëbbal Cour pénale internationale. jóge nag fële ca Centrafrique dem ca Somalie ña xam ne nag mooy force ougandaise ya bokk ci AMISOM ñoom de jëf nañ jëf joo xam ne daal seen kilifa yi ñu ngi leen di wax waaw góor la ko waral nag ñoom dañoo mëne ab opération lu tolloog benn bés rek ñu faat lim bu takku la jëm nag ca Shabab ya nekk ca Somalie di xeex ak ñoom lu tolloog téeméeri nit ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ci ay terroristes islamistes ñoom daal faat nañ leen ca bésub samedi jàpp bésub arjuma jàpp samedi mu nekk loo xam ne nag ñoom dañoo am rek ab attaque jëmale ko ci ay dëkk yoo xam ne nag wala bërëb yoo xam ne foofee la Shabab ya nekkoon di amal ab réunion Ougandais yooyee nag ñu jàpp ne ñoom daal yor nañu ay nganaay yu tàkku la jëm nag ci wàllu hélicoptère ak li ni mel ngir mën a daal jëmal seen liggéey foofee ca Somalie ca kanam. jeexalee nag xibaaru bitim réew ak Mali lu tolloog juróom benn soldat dëkk pro Mali ñu daal di faat seen bakkan fukki nit ak juróom ñett ñu daal di am gaañu yu metti loolee sax mu nga xew ci guddib samedi jàpp dimanche ca digub réew ma
ñu jàpp ne nag attaque yooyee sax ña ko def ay jihadiste lañu. alxames gi weesu rek lu tollook ñetti soldaaru doomu Mali faatoon nañu seen ñu jàpp ne nag alxames gi weesu ñetti soldaaru doomu Mali ñoom it faatoon nañ leen ca gox boobee ñuy wax Mondoro. mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci tàggat yaram CNEPS nag doon kii di US Gorée ñaari bal ci benn fële ca stade Lat Dior bu Thiès faram-fàcce ak El Hadji Fall Ndaw. waaw dañuy sant yàlla parce que boo gisee ñu ñeenteelu match soog di am équipe bi nag loolu lañ ci doon liggéey ndax xamoon nañ ni Pula ci naaw dafa xawoon a yaraax bon loolu ci la ñu nekkoon ci foofu lañ ko accès woon bi ñu dem Njàmbur fa lañ ko accès woon bon dolli woon nañ ci tuuti attaque mais matul woon booy seet Njàmbur dugal nañ ko bii parce que foofu hold-up lañ fa wuti woon yàlla def na ne nag semaine bi itam dañoo liggéey ci attaque bi loolu moo wane ni gis ngeen booy xool sax xëy na mais dañuy sant yàlla comme gagné nañ waaw nañ ko ñaan yàlla ndax xale yi léegi war nañoo xam ne mën nañu gagné équipe bu nekk parce que tamit luñ ci mën a wax rek mooy comme ñoom dóor nañu Gorée war nañoo xam ni tamit war nañoo mën a gagné kenn ku nekk dina régler suñu problème. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bu rafet bi ngeen ànd ak seen télévision régionale Prestige TV ñu leen di ñaanal fanaan jàmm te itam di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.